Voilà, bonjour, bonjour. Gissafoul, beaucoup de Kadianten Kabis FM, beaucoup de Kadjoké, Fof Kabis FM, à travers donc la plateforme Facebook de Radio Citoyen, de Sounon, Siet, Karakata, Houssoui, que ce soit les vendeuses, que ce soit au Makando Hasonon, et restaurant Foké, beaucoup fait qu'on est bon qu'on marche, marchiando Hasenon, bot kane hani mata wahawando ha sonon kuna kanka kujuju ko mata baje bukankando ha senon ku saisir edutiralil buka ko di ku saisir wahawando ha sonon c'est des produits forestiers marsaw yuma ku fany mu kan siet yeji modi ko ne avant di ko kan marsaw yuma fan ko bi bo de bata man sibilu mbay jeju ko bi kutello dakla ko bi kusumen dakla ko banmu di ko kiti ko kan marsalil donc ola jom ko de non di le bois sacré yatta hosoy bata man sibilu mbay jeju pour donc accompagner donc les femmes quand nous avons non bon ko kan marsaw yuma yeji mu ola jom ko de bon auton kal bodo no jojo kal wa haba jumudo di les femmes kata de Houssoui. Voilà. Nya kumeja ku fofu ju ko mo fole anda ajay le to hinu ngayo ujay no ufa sohla yando mo hinu ukanja botaya de no luital yito hawna ki joji ju ku falo li kar kamu di marché dilo bi ko ne mi nyawu ye foka du re nyanu lo ba kara ku fe ku jam di ju bonye kala bon bukano bukanje ne dilo bus ku sefa kolul lilo be jogo kata kala bani haso mate kulo be sefali kata usu fadine kulo lo ba sefali kone bonji jore nyon vendredi dire nyon mo o hamme la ko to le fo fanjende kala bon kone li wa jom ji jokku ji jame ji jokku na kata siet yone bonji bi ji lo bu lorwa mante fire wa ji lo bo mo mante dane ji kato huri ma ho mante fana la ri ngen préfet mante fof bonji jo bata préfet fof way fo ka siet ji lo bana hana o bala ji kiti ji jo bata préfet ye ki le bilal le ka siet mante kuram benoli ku katoli nyala edi utir jakku be jaay kulem sa jakku be jaay minya uya jaku meja minya buda mu kanal awdu jukule baba di butin kumeji uburi ngodu hinu kande hube nyaro wan ku joko mu ha hunda kay ringutu etemer sa mata e famut yo fore ko ndi broka bombo kumeji fane furta te mejo bo Dakar ne je jaay waji mu le ku joko ya banta te fure de tamalla uya ji de e tata te mejo bo Dakar de je jaay bo yo olla jamu tatema dukila de hemba ufare muhani ka jay kas en uyajo asaye di ko jokki minye patambuke ende elubali kan ngaru uyajo na ku kande pomay wala jay lat mo ende bulel du jonomto di ko neja kunku interdit urong uyaji le ubil de pomay tan ku jay mo interdit minye du kanabu wa hasaya wa mu de hemba nyama to remeno wa nyachaw wasaya wa mu furene hembay nu ngayo nu lakal wanya chaw du lakoto non waje chaw bukana ko ngese yo di kulok bar wasa ya ma wamu de hemba fureno dungal o bajelo ko bon ket ko rande no bukam ko na hana lo baylo liye o jamana lo be ale le jo ay elo bay e jo gelo lololi ay ji matut baje ka matumu kan ko hoñu mu ha hona kal ka jayelo mu ku jo ku jam bo kulobe ane nan kulo bi mu ko ni ku to ku jow li ko ni ay je la ti to gi jow siyet parce que bi mu esupu ka jam ololi fam ko kale hu sifan kon ale li gi jamut nay kulo be ba ma legen waxulo mu nya fanu ye gara faali yo jom mu le joy li jon fangi jangi ki mu tatala na han legi to gi ju ke babu nana hana ba je yo li kone fangi bi mu babe gi jangilo ba na hanaw nana hana jamuyo bi mu hole nganda ma jang kajom fanenul yo ngikala ku bi ku yegalum ku ken bale konema anale
lono jamme kale husui fane banoli halulom nukane sadeng nukam butongi luku men kunyali lukane nyolale kol lunge sul muyaj nulak wa umale to ilubaj fan gilongu bo yo nanu jinga sifuno epuna bonu ngabulo isukande puna inulak wala ndukande puna inulak le baje ayo jiju kemu li jon minyamu memu hahe li jibil jon jibi jikama jilop min bukulu jam min afle fa jam akela se fola ila jam nikela heboli lu ayo kayom mate wahabaje bankabelale bale obaje kumukan kabeke nukane lufi ja kumukumpu mununu kunutep kama nyanyo olo ngabu wawe jibin mulame lebane Jabu kala bukulo mo hole ma hole sen ko ballo bang ho ajola hinda bu yala bola la longume ala la lula ko la mu nyelu longu mal bulong mata batego baale nu kambo batego baale wala no fanu ngan no kuti fembo lo ni jam melo mu nye e ratinom kayaj baali lelel ni witi fen ay non la jahangul na tefelu funjira ko don jiwlo do butongam lila ko haane mu nyalo la lula ngabulang bay ana moy ay jone haane ay jirat tata ma panu ya lu fumu tata ma bu jo boda ka fa na ko mesukel luma kata ka ba sita a ta ya yonder ma ka ti fene mu fanu ya li ku nga won kulong yo mu nye bale mu jo gas problem amunye bonu kanabu wala ndula nguma yo juju kam juju kata li hangoli sembe li jom bonji kanda mu nye ndi jo ko manaka la heboli kayno la ko mo kay ay li di hebo kayno la ko mo kay mata hu deug yalla liti nga ana taban do bo bilu ngejul awa hando al mulo ngum awa kera ani jakam nga long ka jani ko ni tata ma wala bo mo ho yolen no tebu jolen ben e kam na fasa bulan do tebu jolen hole o jo ko ban ho e mte yema mte ani na la nyul wala bola ma hegan ana bi mtata ma abe ndulo nga na hasana huma ndulo ngale akla la kumen wulufu fe amma bo baji mai munya ay no mu nana kala la sino li ku gas hulenyo ngiti fen wa walu sindon wa ay fanju kontan ha matangelan dem mala mu nyele hene si wala dum si hene selo ka gansul oyaaj wala ma hu uji mere jiben merci wol osombu kata minya ayo yo osombu eni kama a hutata la ko moy alinom sambu ayoken isbe eje yok wona hanu ko affecté won najo kama ham moko danger dabile dana kila kay noro kay ona li bonju dokende ka julli gibagitu ekerin gibagitu wahawa ka julle ko bel bon naji nga ko sika ko le di jox len ngi sowe li wala li jakko ngi beri elob le tam le gen lo be medio ay na umuma sibilum bay fokku na ajam eloba yema min ko itoli da feray ma da prefaw on ko rambe do le kana ko ole li jone hani ci fami tu burangam buma ole le tamata ko soji kina ana lu fay yi haw jihase ko bekel wa haw fe wo jihase kama ko no kanole ko kanole bo ko re ko iten sulu watate sando hase kana ko iten to baba ko bilum mo mata ko kammo o legi lo mata sison bare mi gili wede ana kanole mo ko sumu to limo fanji to julop bam fanu baj nge ka jama ci sombu escalde kine de banelo mo merci kala ho so ni kala sare dembol kala ho suy fe yamne bo ma jol kata commune ni ka yam isumbu nge marjon ata le roi nge afere li jam yo dans ce cas sur depuis lors parce que là le anke ale le boki le anke bo siet be ko ke kabile imo suti jam aleho imo suti jam affaire ayma parce que siet alors ma mom tema surtout épolé hinde ma say kulo ngume awju ba ma yo ngu hando mo bu yo
kam tonga bu boli alu le jolay lo jol kala mako lu nga hotolo mo yaaj o bo sen butongi ku tifen ababa je comment ça s'appelle encore là mu jobé la mu sen butongi en ko lak mu nya imay anjula bu muy yolo bu sumula makke ima era tan wasan parce que Allah lo kilale département là Allah kilale nan mu jam hasu mutimu anu rebandiko bo tan uti jumum iko ito hawa njima président Macky Sall to la mu ñay fa ni jongo la kañi lo bo ma gëna mu mbom fa ñi mu ni futo ngel loxo ma he ko tolo de aussi le matin aussi bo si im si jam eloyma da ko mu jaay o yaay da ko mu jaay mukum da ko mu jaay xoba da ko mu jaay wahowa non era tela ko de sene ngi fu mu ko an ke fu ko lan ko to bay ko rangale ko sa ko bo baba to lu ko sa ko kete bajek ikam le o tembom nebel nakamu ray ba baje ma ba Senegal baje nakaba yam Senegal ko ramas ko kam ma fe tout local era tela ko jamé wa ñala mo ilo bol sana ko yuto mo ngi suma timu yo lo te bole suka yole la kala mo temana ko ngala ko gaz no tifenal te mo nake ko gas la ko bay junga bay way fa ko sa ko li ko fa ko sa ko tifen era tela ko makane mulom wa jaw on ko di falene sa la rigueur encore hani ne way yakketo mo jingale inji kam bloka bo bolal no bo tinyal kana bo era tela ko de ngi fay fa dégager bom ne jamé affaire may lenu ala tulu ma gana mo mara parce que ka to kan kamé ka be law tema mais o jam talil o le ma homa o ma ke dal mom ñen la ay story e wala ni après taw li habi fen ko jam man bo tene fulenu abah ñen ala bo le bokolo na yo joku ngam la ade peshom ni bil ila bo le bokolo an sai to ke no garage ni téléphone tema di jokolo bokolo lay belay yamay message na sa nomo lay lo boyo bay bu gelo da ko anagel aké da ko ni kaje wahawa yo jili mom ba je presence ba ko wul kan ko sen mu hulima ho si jede de kan kam mu jow kulobul ko jom ko yobul bam kana kum kam délégué mum kam jow ko lul il faut être véridique da ko la ko lo to taken il faut ma gëna mul tak mais suñu kay ko yokol lo bi bu ko ko mu meno ça mom y a pas de problème ngi may ko luté lo ba yamay da ko ñigal da ko ni kaje wahawa da ko analobi agalegal lo ton tool ak koy kam ko te quel effectivement bi koy ko ngi soxla mo bandi ban le ben ba mu lay baaw yamay ngam joji la ñu mo di gi senori contrat li wa ko sanu mo merci yamay ban gi jow jël ko sumay e o tole bil da ko jow da ko fi fo kan ka wen ko le jëlé njaw anaw da fa sora mu ko di jow ko ñu jow mu ba ñu sora mu ko di jé bo to yamay wa ni ko le mu ay me ngam optimiste nga solo ba yo banal yo ko bawlo akala nga jonta tama jalo hem comme ko ka préparer ba to wi bolé ak até bewta naw il faut qu'on se dise la vérité hein tam ya jam ñalaw je mais la ka tal fa ajang to message ara yamay wa jina ba bolo mu ñi am kanda jam la ba mo ñay na ko ma kali ka jene di ba ni jolo ci vérité ana ka yulo nga bolo ngubu voilà on dit yo ka sumay zéro merci Voilà, donc après avoir rencontré le vice-roi Oussoumbo, direction donc vers peut-être on va dire parce qu'on ne maîtrise pas trop l'itinéraire de ces femmes, mais peut-être que ça sera vers la préfecture de Souy et le point de chute sera donc les eaux et forêts de Souy. Donc Mboki Setan Kebise FM
la 100.0 fii ci diwaanu Oussouye di leen ne rek jigéen yu Oussouye tey dañu jóg rek restauratrices yi vendeuses yi ñëpp ñi nga xamante ne dañuy dem ci àll bi di wut mat nee nañu dafa am interdiction bi nga xamante ne lu kooku di waa Eaux et Forêts dañ ko jël ngir donc lépp li nga xamante ne produit forestier la bu mu génn. am na sax ay jigéen yu ne dafa am ay saisies yu nga xamante ne jot nañ ko def ba tax na nag ñoom tey jigéenu Oussouye yëpp génn si nañu en masse bëgg a def benn marche pacifique dem rencontrer l'exécutif d'Oussouye kooku di préfet du département d'Oussouye fas yéene wax ak moom ne leen ñoom dañuy yàgg dem dagg ay matt bant yu wow la ñëw taal dañuy yàgg jaay duutiir dañuy yàgg jaay fii këriñ te gis nañu yeneen zones yi ñu ngi am këriñ lan moo tax Oussouye war a nekk exception étant donné que tey su ñu nee dernier bastion ci côté environnement Oussouye la ñuy wax ak Oussouye nu ñuy utiliser àll bi xam nañ ñu koy utiliser parce que ku jóg pour yàq àll bi rek waa Oussouye sañ ñooy jóg ba tax na c'est des femmes conscientes nee nañu nag loolu daf leen jaaxal depuis bu ñu nekkee fii ba léegi musuñu am interdiction bi nga xamante ne moo leen di interdire ñoom ñu mun a jaay loolu di duutiir wala jënd loolu di duutiir wala yeneen produits forestiers yi étant donné que ñoom xam nañu Oussouye xam na conservation tey dafa mel ni képp ku juddoo doo ko jàng école waaye lépp li nga xamante ne environnement la Oussouye la fekkee baax donc ñoom nee nañu femmes yi mënuñu comprendre attitude kooku di patron Eaux et Forêts yi loolu moo tax tey ñi génn si en masse dem rencontrer kooku di Man Sibirou Mbaye Diédhiou malheureusement il était trop pris gisuñu ko waaye gis nañu kooku di Oussoumbou kooku mooy vice roi bi nag jox na leen kaddu yi nga xamante ne buur Oussouye loolu la leen wax c'est-à-dire que lépp li nga xamante ne marche la na doon pacifique bu kenn saaga bu kenn def dara nañuy marche seen marche dem wax seen doléance kooku di exécutif bi su doon dañuy continuer tamit ba Eaux et Forêts nañu dem wax seen wax rek génn ci bu kenn saaga bu kenn dóor bu kenn saan loolu daal moo nekkoon baat yu nga xamante ne Oussoumbou jottali na ko ñooñu di femmes yi léegi fu mu toll ni procession la ñu ngi ni procession la enfin ñu teg voilà donc procession la vers la préfecture d'Oussouye certainement loolu mooy la petite histoire bi nga xamante ne famille ñoo ko wax ñun ko bise rek dégguñu loolu di interdiction wala leneen li nga xamante ne jógee na ci Eaux et Forêts lenn rek lañ leen mën a wax mooy léegi moo xew léegi on va tout faire à ce que ñu couvrir ko xam loolu di marche bi fa lay mujjee. waaw effectivement Mamadou Cissé li nga wax am na solo interdiction bi dafa mel ni dafa yokk frustration bi nga xamante ne yàgg na fi nekk parce que am na benn femme bu ko wax femme aussi jógoon nañu ci keneen ku fi nekkoon ku tuddoon voilà ki fi njëkkoon nekk daal bañ a tur kenn mais gis nañu ni waaw Oussouye tamit nee nañu kooku dafa ñëwoon pour yàq Oussouye en tout cas daal ñoom def nañu seen pexe ba kooku dem affectation léegi nag ñoom pour ñoom kii nu mu ñëwee nii alhamdulilah rabil alamin
waaye gis nañ ni nu mu tàmbalee ak ñoom daal baaxul rafetlu wuñu ko loolu yëpp ay kaddu la yu nga xamante ne du ci ñun la jógee waaye ci famille lañ jógee donc nañ ci bay xel lool ci lépp li nga xamante ne vraiment jëm na ci côté boobu noonu en tout cas famille daal elles sont déterminées à aller donc vers la préfecture dem wax ak préfet bi xam naa suñ ci jógee peut-être que dinañu continuer it vers loolu di donc eaux et forêts bu Oussouye bu mu toll nii nag marche bi ñu ngi toll ci crédit mutuel bu Oussouye ñu ngi def donc procession xam naa su bëree ba bëree dans 10 minutes on sera à la préfecture. Peut-être qu'on aura aussi l'occasion de donner la parole au chef de secteur des eaux et forêts moom tamit wala invité ko sur les plateaux de la radio Kebise FM mu daal di joxe loolu di kàddoom par rapport li nga xamante ne loolu la famille soulevée et puis ça permettra de lever peut-être l'équivoque ci loolu di interdiction yi nga xamante ne waa Oussouye mosuñu ko xam. Waaw préfecture. Voilà donc internautes yi déglu Kebise FM di seetaan donc suñu page Facebook nee nañ leen marche bi fu mu toll nii ñu ngi nii yegsi nañu ci virage Oussouye bi quasiment ci loolu di pharmacie Kasumay xam naa dans moins de 3 minutes on sera au rond-point donc mun nañ ne rek yegg nañu préfecture bu Oussouye. fas yéene tamit déglu un peu les femmes doléances yi nga xamante ne dañ koy soumettre kooku di préfet du département de Oussouye doléances yooyu noonu dinañu tax ba peut-être loolu di seen bëbët daal di safara
wax dëgg comme ni nga ko waxee du autorité locale yi dañuy ne chef de secteur bu Oussouye eaux et forêt bu Oussouye moo interdire loolu di li ngay wax noonu donc ce n'est pas les autorités locales mais chef de secteur bi lañ fa tudd ci seen discours chef de secteur bi lañ fa tudd donc nañu xaar dina am une issue heureuse ñun gëm nañ ni dina am une issue heureuse parce que tey suñu nee environnement xam nañ ni Oussouye la donc ñëpp xam nañu importance environnement voilà donc nous sommes à la préfecture d'Oussouye yegsi nañu préfecture d'Oussouye avec toutes les femmes on va dire de la commune d'Oussouye ce n'est pas les femmes du département d'Oussouye mais de la commune d'Oussouye parce que pour le moment je pense que interdiction bi commune d'Oussouye ñoo ko gën a sentir ba tax na ce sont les femmes de la commune d'Oussouye qui sont là pas toutes les femmes aussi am na ñi nga xamante ne voilà heure togg jot na peut-être loolu moo te ñëw ñu voilà. Voilà, à la préfecture d'Oussouye nous sommes actuellement foofu la ñu toll nii ci préfecture d'Oussouye gis ngeen ni femmes yi ba léegi ñu ngi dugg pare aguñu de waaw préfecture bi moom tey moom Ibrahima Ismaïla Ndiaye am na ay gan. Voilà donc ñi ngi nii ci loolu di préfecture bu Oussouye préfecture bi nga xamante ne je pense que la manifestation on va dire la marche là kooku di adjoint au préfet Bernard Sarr moo fi nekk le préfet étant empêché donc Bernard Sarr dina accueillir certainement les femmes pour waxtaan ak ñoom xam un peu li nga xamante ne moo leen tax a ñëw femme Oussouye yi nga xamante ne tey moom dañu mobiliser wu nee nañu na ci nii xaar na lépp xaar na seen jëkkër yi xaar ñoom lii il faut que ñu jóg ci
Voilà, donc adjoint au préfet Bernard Sarr dafa newoon na famille désigné quelques 3 personnes yu nga xamante ne ñoom ñooy dem waxtaan ak moom waaye dafa mel ni les femmes sont déterminées à parler en groupe c'est-à-dire que nee nañu préfet Bernard Sarr na génn si ci biti mu ñëw dégg ñoom lu ñuy wax mais ñoom mënuñu dugg ci bureau pour wax ñoom ñaar rek wala ñetti femmes ne représentent pas forcément Oussouye bëgguñu am représentante dañu bëgg face to face adjoint au préfet Bernard Sarr na génn si wala préfet bi génn si mu ñëw wax ak ñoom étant donné que le préfet du département de Oussouye étant empêché nee nañu na adjoint au préfet Bernard Sarr génn si mu ñëw wax ak ñoom waaye du ñaar wala ñetti nit ñuy dem rencontrer ko ci bureau am elles ne sont pas d'accord et elles l'ont fait savoir ñi ngi taxaw nag ci seen position nañ leen déglu rek ñi ngi ak yéen en attendant ñu xool fan la ñuy toll. génn si wuyuñu jox ñu kàddoom ñu jox ko suñu kàddu mu jox ñu kàddoom nañu bu ngeen demee ba ci préfet tamit jox leen ko seen kàddu ngeen déglu ko looloo waral ñu ñëw ba préfecture ba ñu yegsee nag woo nañu nag kilifa bi nee nañ ko mu génn ñoo déglu ñu ñun nag moom la ñuy xaar ñun ñaari nit duñ fa dem dugg parce que jigéen ñaa ngi ni taxaw ñëpp a ngi ni taxaw dañ koo soxla na génn si taxaw xuloowuñu xeexuñu jàmm rek lañ ñëw waaw ñun dañ ñoo yar te suñu kilifa bi maan dafa ne dem leen si jàmm bu kenn xeex bu kenn xuloo looloo ñu indi na génn si ñoo déglu suñu doléance déglu ñu wax ko lu ñu naqari boo paree nag mu jeex waaw loolu lañu bëggoon. Voilà, donc ñi ñëw rek ci pël Jaaja. Yo miɗo salmina fof ɗo minen hannde ko woni koye ngalamen ɗo ko yo mi arumi hannde mi yiiɗa e monsieur le préfet mi yewta e makko kono mi hewtuɗo ko inni ko yimɓe ɗiɗo tun wawi natude yewta e makko kono min faala dal yo yaltu o daro yeeso yimɓe ɓen fof minen ɗo ko gonga min duudi kono mino mari woolayɓe na fof woni wolde no woodi woolayɓe e makko mi woola o jento men mi haalnamo haaju amen on dal ko ɗum woni ko addi men ɗo hannde par ce que dal no yo situation ka won ɗo fewni ɗo hannde no satti dal ko ɗum waɗi koyngal amen ɗo ɓe gatti yahude karowa on o yeehi o waɗi min recevoir min holanimo komin holantamo kon joni ko monsieur le préfet min fadi vraiment yo yaltu o jento men dal. Voilà, donc merci beaucoup dégg ngeen un peu famille lu ñu wax mooy ñoom ñëw nañu ba fii jógee nañu ci man Sibilu Mbay Jeeju ñëw ba fii waaye seen ñëw bi du dara lu dul rencontrer loolu di le préfet Ibrahima Ismaïla Ndiaye malheureusement empêché Ibrahima Ismaïla Ndiaye nekk fii waaye adjoint au préfet Bernard Sarr mi ngi fii ñoom nag adjoint au préfet nag daf leen ne na ñi délégué ñaar nit ñu nga xamante ne dañ koy dem rencontrer ci bureau am loolu nag li nga xamante ne famille nag nee nañu ñoom ñaar nit wala ñetti nit représenté wul délégation bu ñëw bi nii ñoom dañu bëggoon préfet Bernard Sarr mu génn si ñoo déglu ñoom lu ñuy wax mais du caage ne ñaar nit ñooy dugg dem waxtaan ak moom famille nag ñu ngi nii toog ci biti di xaar loolu di Bernard Sarr mu daal di génn si voilà. mi ye jahalaleli gifan fañ aw humbi no bu uyito unu jamoli wama jilobe yo bare jibile diko sumay du jame yo mi nyaaw yima yo da fañ dane bu kan ku hoji ku lobolu hoji mu
duno kellel ana hana leto afto pamuda kala anto wa hoji mo jijuke kuna han kono ku hoji kam kuno ken kuri di jono sakoli ole jino ken no ken bolu bo mata ka sumay wa hu jahaloli wa hoji mo gijibi bo tate jibi ci labu daw ci lawi law nu furul nu jam wajibi la yo bare. Voilà, donc ñu ngi jéem a rek waxtaan entre ñoom comme ça mu am au moins ñaar ñiy dugg ñaar ñooñu suñu duggee ñu dem waxtaan ak Bernard Sarr comme ça mu génn si famille nag xaw ñu juboo ñëpp nee nañu na génn si daal la ñu jox jàpp on va attendre pour voir. Voilà donc famille ñi ngi toog am na ñu nga xamante ne d'accord nañu à ce que ñu dugg mais am na ñu nga xamante ne nee nañu na adjoint au préfet génn si mu déglu famille yëpp ñoom loolu la ñu bëgg na préfet bi génn si mu déglu famille yëpp. Pape Samb, le préfet étant absent, Ibrahima Ismaïla Ndiaye, donc l'adjoint au préfet Bernard Sarr, la famille fekk fi bëggoon nañu wax ak moom waaye en bonne procédure nee nañ leen na ñaar dugg ñi dem waxtaan ak moom expliquer leen lan moo tax ñi ñëw léegi suñu paree ci procédure boobu moom mu soog a génn si waxtaan ak assemblée bi famille nag loolu la ñu xawtoon comprendre on va dire mais je pense que d'accord nañu à ce que ñetti dugg ñi dem waxtaan ak moom avant de rencontrer le grand groupe et on comprend largement l'adjoint au préfet Bernard Sarr pour ne pas que mu génn si ci situation bi nga xamante ne peut-être que maîtriser wu ko wala xamu ko à l'avance bëggoon na daal déglu quelques femmes ñi expliquer ko après su paree mu soog a peut-être génn si am lu mu wax femmes yi voilà donc foofu la ñu toll. Si l'interdiction est avérée, ça reste à déterminer. Pourquoi ça reste à déterminer? Parce que femmes wax nañu am na sax ñi ne dañuy jot a saisir seen loolu di kii d'outil. Donc est-ce que le chef du secteur exactement est au courant wala ay éléments ñoo def loolu rek? Mais chef de secteur bi n'est pas au courant, on va le savoir de toute façon. La radio est là pour vous, c'est juste des préoccupations de la population d'Oussouye. Loin de nous, voilà, entre parenthèses, le Mabanyawa. Mais je pense que famille nous avons droit de couvrir événement bi, couvrir manifestation bi, couvrir scène marche bi. Nous tamit la ñuy joxe parole kooku di chef de secteur mu peut-être indi ci ay éclairage donc loolu moo tax on va pas s'aventurer à dire si l'interdiction s'est avérée ou pas.
nekk nit ñi xamuñu rek ñii dañu feebar rek ñii dafay xam ne. Voilà donc ñu ngi fii ci préfecture bu Oussouye di xaar rek les femmes ñi nga xamante ne dugg nañu pour s'entretenir avec l'adjoint au préfet Bernard Sarr. Peut-être que suñu génn si peut-être que dina am ñoom lu ñuy wax peut-être que tamit Bernard Sarr dina am lu muy wax waaye pour le moment on attend. Les femmes sont patientes ñu ngi toog di xaar ñooñu ñi nga xamante ne ñooy jigéen yi ñi dugg suñu génn si incha allah ñi daal di xam lan la ñu jëlee ci loolu di préfecture bu Oussouye voilà. Oui, Henri Senghor, Koumoulio, c'est le off, parfois c'est comme ça. Il faut couper le son pour pouvoir avoir d'autres informations complémentaires. Après, nous avons def micro bi on pour mën leen expliquer. Voilà, donc lu waraloon le son mu coupé woon, c'était parce que on devait s'enquérir par rapport à cette marche. Alors, ceux qui étaient là nous ont fait comprendre que puisque la marche, il n'y avait pas d'autorisation administrative, encore autorisation administrative, parce que nous, à Oussouye, on a l'habitude, quand on a des problèmes, de faire la marche sans autorisation. Tey nag tubaab moo ñëw te tubaab su ñëwee dafa war a am autorisation autorisation boobu nag boobu moo amul ci marche bii nii, donc il fallait s'enquérir. Bernard Sarr n'a pas reçu d'autorisation de marche ni je pense l'exécutif. Donc il fallait que ñu xam d'abord comme ay jigéen lañu suñu yaay lañu, il fallait que Bernard Sarr jël leen ci bureau am waxtaan ak ñoom xam exactement lan moo waral marche bi. Voilà, du interdiction du dara, mais comme amul autorisation administrative, il fallait ñi xool beneen procédure bi nga xamante ne boobu la ñuy jël. C'est un peu ça. Donc quand le son coupe, c'est parce qu'on est en train de chercher plus d'informations pour pouvoir un peu vous donner, parce que mu ngi leen fi nekk di xool image yi rek et voilà. Donc bureau baa ngi famille ñu ngi ci biir ba léegi génn sieguñu. On va donc patienter le temps que suñu génn sie ñu xam exactement lan lañ fa jëlee ci bureau Bernard Sarr, kooku di adjoint au préfet du département du Sud. Voilà, on salue donc ce geste de notre cher frère policier nga xamante ne gis na maman bu màgget bi mënatul taxaw mu daal di ko indil banc pour mu toog. C'est des gestes comme ça que le Sénégal connaît.
Voilà, bon mignon, beaucoup de di kajuker Kebise FM, la 100.0. Mata bo yeb kankam mo di kajanten bare baje fo bo kankam mo di kajuke di jiwayla no non siet kala kata hosui kamu de marchai mais fofu le kamu de marchai bare parce que kamu di silu faso fofu kufurlo mata baje ne kona kafasemu kone baje bo kankata ose fore kabele kubi ku jok edutirata karabuku do de marchai bande konil fofu minye bayita anam anomen bajek etc. Minye di kajoka kata edutiro yu ando haso non in mamada lo bio baba bataman sibilumbay non akla sa ko jojo ke dutirala di kone kamne kara kata usul kuito mata olal de husoy o hasatal kakajen bujal usoy ku fiye kurong di bujalabo ban ku topotore tofoto bujalabo o joke mu le dernier bastion yata Sénégal yoyo mu de husoy mata usoy aw di kabuki rek aw nandu buki mo do hasnon bu jalabo daw ça fait partie intégrante de la famille on protège la famille mais on protège aussi la forêt à Ousoy wala lu hasuta kakajen minye badje boudou moudou fofu di la forêt yuma avec bien sûr en cherchant des fagots de bois du bois séché etc. Et d'outiller ane musuta tere olayo le charbon de bois do hasale boudou mou utiliser de telle sorte que ane takajen fofu bu jalabo malheureusement de badje bukankano hasalon voilà ku jok edutira tan kara kata usudi kone wa wandu joke e woliane futana musi wala soufe e jumu di kuito une bonne fois ko kan marcha oyema min kone e interdiction awu yata en état nommé d'outir en état longom di les produits forestiers beaucoup d'accord mata siet olal do hasale bodo mo o canal nulongo mal di bujalabu di sans que nous kajanabo di mu marsawye siet de kuitenu yo on connaît bon ku joko man de club de man de club wa wesen jimu man malheureusement étant trop pris man da bonyulu usumbu amola tien au roi usumbu na balob di boko danen malagan man da jojo ko bare wax wesen jie ne mo wax wesen jie ku jow ba bata l'autorité administrative an jakma agel an jakma akajen ku jow bo bata l'autorité administrative ku bi club dakla yo ku bi mu bo de voilà. Voilà bataille rek ñi ngi fi préfecture du Souy di xaar rek di xaar kooku di adjoint au préfet mu génn si peut-être avec les femmes am na yàggatul car il est déjà midi xale yi léegi ñu commencé jooy ci kër yi femmes yi tamit ñi ngi commencé wax ci biti bruit baa ngi commencé jóg femmes yi nee nañu midi jot na préfet bi génn si mu ñëw wax ak ñoom
voilà donc famille nekk page BBC ngeen partagé information pour lan la loolu voilà ana dala bota ta ma fera de ja halai di malana kila bukan kulu babare ma kuleji dana kila elabuna minya bundi budu kintina minya senji o senji mata la siyek ano an go mata jabota ali don dika to ka teo dana fera senji o senji e jumu da ko nyone jo buku jo keno dana di juke kanduna hujai mu jame no ta ko buku jo ko kam ko buku zo ku sebe ni baba ubaji ko meja kia ungor yo ma se ja ku jo ka gelen dane sume mi tawiye ya ko muja bano ban kom kadu furale batalo ruwa turi ngale bola sume mi ta na hana wala le to barabi mu fana kinte no set fanku kane buroka boli dano ri jobo hal nulu le nanu fata gip mata nata se wa hana ulo bumu le kulo buyo wa hando le butu moyo ko mu kujo kulo dane huri mahuri ngo ta tele siye lelo jam dano la feji hasa yo kana ku huri ngulo mata sino yin subaje jame dalo lo buyo dane bale di hasa juko aduna e sumut kom kadu bi dale ko sumay ajuko ta no andi bugelo ajuko te mate chowai ukata chowai du la nyal anu anda ja bombe bola nu jantena na da honya nene jo dano jedi hase du teoro minya bodi jabo tali dano bu summe mi tay wiye fane ban ana hana yo dalobe dano jobo hal nu nyanal Senegal ka sumay di ko baj ka sama ka sumay di ko baj ni jame wahanda ka tubo mu wahanda ka tubo mu la ne no ko mulon ulag anyanu su molan ke mu bajale problème lo mu ya jakumu honyolu le fe bu ko commission mi tate bololo la bu kan ku heegi lona délégué ata marché li ano atakal sieta husu jol ano la takalobon lu ku bil ku lingu ku ba ko ni e problème gi bajumu gi fagné ngi arranger au lieu mais kaka na ko lo munya kata dakana ko ku jukola bon kulo bi bo hanu hase ku kam tawo fan kulo bi bo hanu hase kulo bu tawo donc fa ninga lu kaka jen boli kayo nga kolola ku ba jame problème lu bilalio 12 nu bulo bayo ko fan kulam benola la ne fa no honyul ak anina taw zafore nabil kuba ana hana la ba bile na hebi lu bo ma jolu mu joko kana na la mu lo mu ngaji sukatena junjuma e ji mu kulima ko la baje la ne akoyita tulo lede mais déjà nana jamu brouillé lola la jaxale la ko la yinen parce que déjà ko honyo ko lo boko ba donc oti mu kana no nakko be benal lu be benal kana kayo nga ko la ku jobi jakko mu kana ko ku yengatu lay le na fulu baloki la ane abahulo munye minu lo arrange yo lo munya uli mam kala lo be la na fami tetul ako yitetulo la de mais bulu to lamu uju kala mu li butin letemo donc ay jono son abalo la que heseti parce que analo jamu hulim bona ngoy tolu ho faji holonu fanyumu donc comme du tolu ale tate abalo la mais akila la ne hulima hum nyeho sango sango lokila kata lo ho fana la seho la lo lo fo nene jo la jamu handalo bo e baju mo hulim mo he ne ko la ko jay lay la jay la ko jay ana kanu ma sekon ata anangu ata sekon di nga so bol buton ngor fof ala tata bo fof bot li buton bota ke dunia lo la lu yeme singi nga onu fulu lu ba ko donc lu lo normal mu ñaw ka tale lo bay fele bu ko ñe sango sango li bu ko mu ñaw yam tanali ko kanu tu mo ko la ñan ko to ko la du ba jare droit nu la ñu la bo nali aka ndilo bo mo ban jire ka kawa ula ñu me mi nya dalo yo mo kata ka jaatu mu ñala ja ko ja baba baba ja ko mu jaal bo ula nya bu ko san ku hoñi ñu ko régler yo la mo nya ni kata ka jaatu ko la ko jaay la ko jaay on na ko jaay voilà donc xam naa leer na manifestation bi fii lay yem les femmes sortent satisfaites de cette rencontre avec Bernard Sarr qui va tout faire
pour faire la médiation avec le chef de secteur des eaux et forêts. Su wooyee chef de secteur bi ñuy waxtaan ak ñoom donc les femmes vont aller vaquer à leurs occupations. ñu jégalu bu baax a baax nag parfois xam nga ñu rajo la on n'est pas en freelance donc puisque on n'est pas en freelance donc lépp li nga xamante ne gis nañu ni luy yàqu la ci son bi automatiquement on coupe on vous fait entendre bien sûr lépp li nga xamante ne war ngeen ko dégg li nga xamante ne nag waru leen ko dégg jarul ñu koy kii voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je pense que l'air na nañ. Voilà. Merci. Vous avez vu donc le sourire. Voilà. Oui, on va, comme on l'a dit, Pape Sambou, on va essayer d'avoir le chef de secteur pour aussi, peut-être, après mon, peut-être su gisante ak kii bi ba pare. su gisante ak préfet bi ba pare peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter pour lever un peu ce malentendu parce que ñun gëm nañ ni malentendu la rek mi ngi noonu lépp yemb na donc famille au lieu que ñu continuer seen marche vers donc foofu di un peu kër on va dire secteur eaux et forêts wala lieu bi nga xamante ne moo abrité bureau eaux et forêts yi fii la ñuy tas donc marche bi à la préfecture d'Oussouye fii la ñuy yemale marche bi kenn ku nekk ñibbi sa kër suba incha allah ñu dajee marché waaye bi yoon tamit wax nañu lu leer préfet bi waaw c'est-à-dire que fekkeewuñu dem marché ñu gis ni chef de secteur bi ba tey lu mu jàpp loolu la su boobaa ñoom nag dinañ ko daal di diggante ak moom waaw bu ñu su boobaa ñoom tamit dañuy defaat beneen marche rek ñëwaat dénoncer loolu li nga xamante ne ñoom pour ñoom abus la. C'était donc votre plateforme de Kebbi FM. J'espère que nous avons été à la hauteur donc nañu yemale fii rek lépp ba beneen yoon incha allah merci beaucoup.